abonné leen ci seen chaîne YouTube bu wala takunanna minal mushrikin di ngeen ci fekk mbooleem ay leçon ak ay dërs ki waxtaan yuy amee ca groupe wala takunanna minal mushrikin ak yeneeni mbir yu leen yitteel ci seen wàllu diine. abonné leen ci seen chaîne YouTube bu wala takunanna minal mushrikin di ngeen ci fekk mbooleem ay leçon ak ay dërs ki waxtaan yuy amee ca groupe wala takunanna minal mushrikin ak yeneeni mbir yu leen yitteel ci seen wàllu diine. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala amma baadu fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbokk groupe wala takunanna minal mushrikin ñu ngi leen di nuyu di ñaan suñ borom tabaraka wa taala saxal ñu ci njub ba keroog ñuy daje ak moom. ñu del si waat jotaayub ñaareel ci silsila bi nga xam ne ñu ngi koy def te mooy ahkaamul janazati min al ixtidaari ila al faraagi min ad dafn, muy lu aju ci wàllu janaza ku faatu la dalee ci fa nit ki di sukkaraatee ba keroog mu yegg ci ay mbokkam di ko jébbal boroomam tabaraka wa taala bay noppi ca jébbal booba. si jotaay bi passé woon dañoo dëxalante woon ak yéen ne leen jotaay bi ñëw dañ koy jagleel leeral ci ne imam Malik rahimahullahu taala ngiram ak waxam moom ci boppam mooy tere jàngal ku faatu alquranul karim, moo xam nag kay waaja faatu la nekk ci sukkaraat te defagu ko faatoogul, wala gannaaw bu mu faatoo ca armeel ya, wala gannaaw bu mu faatoo continuer ci gannaawam ñu di ko jàngal. ñetti anam yi yépp ngiru imam Malik dañoo tere, maanaam lay fatwa ca ngir ma mooy dañoo tere jàngal kooku alquranul karim. li taxoon nag ma ne faaw ñu jagleel ko ab jotaay ñaari mbir la. benn bi mooy fiitu sunum réew dañuy askano ci ngir imam Malik ba noppi day bari mbir yoo xam ne dañ koy def te fekk ne ngiru imam Malik da koo tere, wala imam Malik ci boppam da koo tere. ñaareel bi mooy da dina it lii imam Malik àtte ci ne jàngal ku faatu alquranul karim dañ koo tere, loola mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. kon mooy la dëgër te dëppoog doxalinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci dundam ak i saxaabaam. kon loola dafa baax pour leeral ko. la shakka ne mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mokkaloon na alquran jaru da wax, waaye ay saxaabaam itam bëri woon nañu mokkal alquran jaru doon wax, ndax loolu yëpp xameef na ko. waaye ànd ak loolu yëpp solowuñu ci moom xadis bu wér boo xam ne kenn ci ay saxaabaam nekk na ci sukaraat mu di ko jàngal alquranul karim, wala mu faatu ba noppi mu toog fay jàngi alquran, wala ñu dem ca bàmmeel ba mu di fa jàng alquran, wala mu toog ba mu yàgg mu ne damay fàttaleku kenn ci sumay saxaaba, yéen saxaaba yi ñëw leen ñu daje jàngal ko kaamil. yi yëpp dara saxu ci. benn xadis lañ solo ci ki nekk ci sukaraat ñu jàngal ko suratu yaasin. xadis boobu ab xadis la boo xam ne wérut, comme ni ko boroom xam-xamu xadis yi waxee. mooy xadisu Maqil ibn Yasaar ci jàngal leen seen woy faatu yi alquran. kon nag jeex na. lii mooy njubu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. saxaabaam itam
loola mooy seenu doxalin loolu lañ daan def ñoom itam mooy mosuñu gis kenn ci saxaaba yi di woote njàngam kaamil pour diw sàngam mu faatu waaw kon nag loolu lim ñuy jàngal mooy jullit bi na fàttaliku ne jaamu yàlla dafa am ñaari ponk yoo xam ne moo koy wéral ponk bu njëkk bi mooy yéene beneen ponk bi mooy almutaabaa mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la xaafid xakami rahimahullah wax ne chartu qabuli saayi an yajtamia fihi isaabatun wa ixlaasun maa lii tax jaamu yàlla yu jullit bi wér mooy mu def ko ngir yàlla ñaareel bi mu topp ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon bir na ne lii moo doon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye itam lii mooy ngir imam malik rahimahullah léegi nag pour leeral li ma wax noonu ci ngir imam malik soo demee ci téere bi di muxtasaru xalil xam ngeen ne muxtasaru xalil borom téere bi da ko bind ne da ciy rotal masala yi nga xam ne moom la ñuy fatwaaye ci biir madhab bi muy téere boo xam ne téere bu màgg màgg la waaw da ko taalif di ca tudd masala yi nga xam ne moom la ñuy fatwaaye ci biir madhab ba nga xam ne ulama dañuy wax ne sax képp koo xam ne dafa war a fatwa wala dafa nekk ab mufti at bu nekk war na liir muxtasaru xalil at bu nekk bu ko liiru ñaari yoon ak ñetti it war na ko liir benn yoon moom xalil bi mu ñëwee ci makruhaatu aljanaiz muy yi nga xam ne dañ koo sib ku ko def ci janaza muy mbiram ku faatu dafa ne wa qiraatun inda mawtihi ka tajmiri daari wa ba'dahu wa ala qabrihi wa qiraatun ay wa kuriha qiraatun inda mawtihi sib nañ nit kuy sukkaraat kenn toog fa ne mu ngi koy jàngal alquran moo xam yaasin lay jàng wala leneen lu dul yaasin lay jàng mu ngoog moo xam yaasin lay jàng wala leneen lu dul yaasin wa ba'dahu ak gannaaw boo xamee ne it waa ji faatu na tere nañ ku fa toog di ko jàngal alquran wa ala qabrihi ak ca bàmmeelam ba tere nañ ku fa dem di ko jàngal alquran xanaa kon ñetti situation ngi noonu bu njëkk bi mooy kii sukkaraat dañoo tere ku ko jàngal alquran yaasin la wala leneen lu dul yaasin ñaareel bi mooy ki nga xam ne faatu na ba noppi dañoo tere ku koy jàngal alquran loola nag dafa làmbu la des ca dundu ña ko bëgg a jàngal alquran ñépp dañ leen ko tere beneen bi mooy bu demee ba ñu yóbbu ko ci xabrum foofa itam dañ faa tere ku ko jàngal alquranul karim muy ñett situation loolu mu ngi ci muxtasaru xalil ci kitaabu aljanaiz kon bi nga xamee ne xalil mi téereem bi dafa am solo lool ci ngir mi doon téere boo xam ne bu màgg la waaye dafa am beneen téere boo xam ne da cee gën a leeral masala mi téere boobu mu nga tudd at tawdih dafa wax ju am solo nee na wa hada huwa adh-dhahiru wa fi hamli ibni habib nadar maanaam bi mu tuddee ne dafa rotal waxi ibnu abi zeydin al qayrawani ne imam malik rahimahullahu taala dafa ne jàngal ku nekk ci sukaraat suratu yasin wala jàngal ko dara ci alquran fekkul waa madina di ko def borom xalil mu ne lool mooy li dëgër mu ne id laysa lana an nurattiba al asbaaba wal musabbibaat wa ma haddahu shar'u waqafna indahu mu ne
ngir ne sañuñoo tër ay sabab ñun ne sabab nangam bu amee nañ def nangam sañuñ ko. mu ne li sharia rëdd li war mooy ñu taxaw fa ñu jëfee loola. lépp loo xam ne sharia da koo booyal waruñoo ñëw di ko tënk. wala lépp loo xam ne sharia da koo booyal te jegleelut ko ab sabab dañ koo war a booyal. lépp loo xam ne salaf muy mag ñu baax ña dañ koo bàyyi woon dontu ne cosaanu jaamu yàlla googa wala loola cosaan la loo xam ne am na ay dalil ci biir sharia pour def ko ci geneen anam bu dul anam gi ko salaf bàyyee nee na su boobaa la war mooy ñu bàyyi ko. wax ju sew a ngi noonu nag maam jàng alquran la say cosaan mooy baax na bal moo gën a màgg ci xeet yi ñuy tuddee yàlla subhanahu wa taala. waaye nag fi nga xam ne salaf dañ faa bàyyi di fa jàng alquran ci anamuk jaamu yàlla foofa jullit bi dafa war a bàyyi jàng alquran ci anamuk jaamu yàlla. bokk na ci mooy kii sukkaraat wala ku faatu nga naan dañ koy jàngali kaamil wala yu mel noonu loolu salaf dañ ko bàyyi woon yonent bi daanu ko def ay saxaabaam tam kadalika daanuñu ko def. moo tax mu daal di wax ne loola nag misaal mi mu si joxe nee na mooy jàngum alquranul karim. mu daal di wax lu am solo nee na wali shar xikmatun fi lficli wa tarki wa taxsiisi baadi al axwaali bi tarki ka nahyi an alqiraati fi lrukuci wa talabiha fi lqiyam fa tamassak bi hadihi alqaidati aljalila fa innaha dusturun lilmutamassiki bisunna wa qaidati malik. wax ju màgg la wax mu ne sharia moo am sañ-sañu di jagleel yenn waxtu yi jëf ne nañ ko jëf yeneen waxtu yi mu tere ñu jëf fa. mu ne xoolal li koy misaal te di ko jëmmal mooy lu mel ni jàngam alquranul karim ci rukkoo ak sujjóot. ànd ak ne alquran lu baax la lu foor la waaye nit ki bu rukkooyee wala mu sujjóot dañ ko aaye foofu mu jàng alquran. xam nga kenn du ñëw naan kon diw sangam day bañ ku jàng alquran déedéet. waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tere jàng alquran ci rukkoo ak sujjóot. mu ne nañ fa sàbbal yàlla subhanahu wa taala. moo tax ba mu waxee waxam ba pare nee na nag régal bi ma lay jox ni qaayida bi nee na nga ko jàpp da qaayida la boo xam ne bu dëgër la rawatina ci képp koo xam ne dafay bëgg a jàpp ci sunna jàpp tam ci li nga xam ne moom mooy ngiru imam malik rahimahullahu taala. kon gis ngeen lii la xalil wax ci téeram bi mu tuddee at tawdih. kon mbokk yi loolu ma wax ne moom mooy ngiru imam malik nag te boroom xalil wax ko ci ñaari téere mi muy muxtasaram bi wax ko tam ci téeram bi mu tuddee at tawdih nga xam ne dafay sharx muxtasaru ibn alxaajib. boo demee ci beneen téere bu ñuy wax al bayaan wa taxsil te ibnu rushd al qurtubi bind ko dafa ne wa min kitaabi al janaizi wa saydi wa dhabaixi qaala ashhab wa su'ila malikun an qiraati alqur'ani inda ra'si almayiti bi yasin fa qaala ma samictu bi hada wa ma huwa min amali nnaas. naam ila axiri riwaaya. ci téere boobu ibnu rushd dafa nettali jële ci ashhab nee na dañoo laaj imam malik maanaam ibnu rushd mu ngi tudd wax ji ne ci ashhab lañ ko jële. ashhab moo ne dañoo laaj imam malik jàng alquranul karim ci bopp ki nga xam ne dafay sukkaraat dafa jàng suratu yasin. mu ne al imam malik rahimahullahu taala ne ko ma sami'tu bi hada ne ko lii de dégguma ko de ci sumay sëriñ man. wa ma huwa min amali nnaas lii tam bokkut ci li ma fekk waa madina ñu yar leen si
daan leen ko jàngal te xam ngeen ne Madina mooy wàccukaay wahyu Madina mooy wàccukaay wahyu di dëkkub yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dëkkub ay saxaabaam kon nag su fekkee ne imaam Malik fekkut ko fa waa dëkk ba doon ko jëfee loolu lu muy tekk mooy ne loola du doon sunna moo tax Abdul Wahab al Baghdadi rahimahullahu taala moom itam ci téeréem bi nga xam ne dafay sharh risalatu ibn Abi Zaydin al Qayrawani sa juzul awwal ba dafa wax ne wa innama lam yarahu malikun li annahu lam yajidhu maamulan bihi mu ne soo gisee imaam Malik rahimahullahu taala gisut ki nekk ci sukaraat ñu di ko jàngal alquranul karim waaye gannaaw ga hit moo xam ca xabru bala wala daje lañ sos boo xam ne dañ ko say jàngal alquran mu ne li tax imaam Malik gisut loola ndax da ko fekkul Madina ñu di ko jëfi gisut ko itam ci ay sëriñam ñu di ko jëfi mu ne walam yudrik ahadan min as-salafi alayhi imaam Malik gisut kenn ci salaf muy mag ñu baax ña nga xam ne ñoom la al imaam Malik doon dundat rahimahullahu taala gisut kenn si ñoom fekkut kenn foofa itam koo xam ne da doon jëfee lii kon mbokk yi defe naa toxal yooyu doy na ci saxal ne imaam Malik rahimahullahu taala li sunum réew di def ci jàngal alquran moo xam ku nekk ci sukaraat la benn wala ku faatu ba noppi ñaar wala ca xabrum bala moo xam noo ko mën a tuddee dañ koy robam yaa fa dem di ziyaare yépp nga di fa jàng alquranul karim loola yépp imaam Malik da koo tere kon tere gi tegu na ci ñetti mbir benn loolu la yonent bi doon jëfee alayhi salaatu wassalaam daanu jàngal alquran kenn wala mu ziyaare yi ay bàmmeel di jàng alquran wala nit di faatu fa moom mu di ko jàngal alquran loola yépp daanu ko def kadalika saxaaba mi ridwanullahi alayhim daanuñ ko def benn ñaareel bi imaam Malik itam ba mu ñëwee Madina fekk na waa Madina loola daanuñ ko def ñetteel bi it imaam Malik ci mazhabam mu tere ko ba nga xam ne Cheikh Khalil ci muxtasaram nga xam ne mooy téere bi nga xam ne nee na da koo bind ngir ñu di ko fatwaayee téere boobu boo fa demee da ngay fekk mu tere ko kon loolu dafay wane ne loolu mooy li nga xam ne moom moo dëgër ànd ak loolu yëpp nag mbokk yi faaw ñu xam mbir yi ma bëgg a wax nii benn bi mooy waxoon naa ko ci gannaaw jaamu yàlla gi pour mu wér ñaari charte la am benn charte bi mooy ixlaas benn charte bi mooy topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax al ibadatu mabna ala tawqif jaamu yàlla la say cosaan mooy dañ koy taxawal li fee dalil ñëwut buy wane ne jaamu yàlla gi mënees na koo def loolu lu jar a xam la ñaareel bi mooy law kaana xayran la sabaqana ilayhi annabiyu alayhi salatu wassalaam wa ashaabuhu lii nii su fekkoon ne aw yiw da cee ne woo xam ne day joti ka faatu ni ko noon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ak ni mu bëree yërmande ak ni mu bëggee saxaabaam yi ni ko noon du bàyyi loola dana jàngal ay kaamil ay saxaabaam waaye dana dem ca bàmmeel ya di leen fa jàngal alquranul karim waaye ànd ak loolu yëpp yonent bi alayhi salatu wassalaam defu ko kon li war mooy taxaw ci li nga xam ne mooy sunnaam te wattandiku lépp loo xam ne dafay uteeg sunnaam ñetteel bi mooy lii dafa ubbi buntu boo xam ne buntu tayal la ak yembare ndax jullit saa yu xëyee suba balaa jant so wala balaa muy tëdd nelaw war na am waqf war na am lu mu sas boppam ci alquran ne lii dama koy jàng loola ngir mu denc ko ci bàmmeelam ëllëg yowmal qiyaama bis bu faatoo fekk ko ci àllaaxira amaa mu toog nag yàccaaral faalewut alquran topput alquran ba faatu ñu ne dañ koy jàngal alquran loola kat gannaaw boo xamee ne amuñu si ndigal loola du ko jëriñ dara yàlla ne na wa an laysa lil insaani illa ma saa nit ki li mu am mooy li mu jëf wa anna sa'yahu sawfa yura li mu jëf tam loolu lañ koy fay te dana moom lay gis ëllëg yowmal qiyaama kon nag ku nekk na fagaru góorgóorlu
si jàngam alquranul karim laata muy faatu ñu di ko lalal ay kaamil naan dañ koy jàng te loolu du ko jëriñ dara kon loolu lu jar a bàyyi xel la. beneen bi mooy buntu bi ubbeeku gi muy ubbeeku tax na ay nit jël alquran def ko commerçant wu kaay daa di wutu mbooloo di bindi tur di xëy di wër fu ay dëj nekk ak ku soxla jàngam kaamil ak yooya di sa fayeku di ca laaj ak fay goo xam ne gu ñu xam la ba nga xam ne mbooloo mu ma su toogoon ñëw di jàng alquranul karim di ko jàngal nit moo xam ku faatu la wala keneen la su boobaa boo ñëwee toog dañ lay mere lool jippi la lool te bëgg nga jóge ko fa soo continuer toog fa suñu paree bu ñuy séddoo yi duñ la sédd yow ndax lu tax li annaka ajnabiyun anhum parce que yow jàmbur nga ci li bokkoo ci xam nga loolu mooy business e alquran waaw ak fonto alquranul karim alquran weesu na lool yàlla nee na ci alquran li yundira bihi man kaana hayyan alquran yow miy dund yow lay jëriñ message la buñ la yónnee yow yaa war a ubbi alquran jàng message ba fa nekk jéem koo topp la ca nekk ci ndigal nga jëfe ko la ca nekk ci tere nga bàyyi ko loolu leen la sant ci alquranul karim kon incha allahu taala foofu la ñuy taxaw ba beneen jotaay bi liñ ci bëggoon a leeral rek mooy ne jàng